mooy tax toujours du suivre démarche dafay am solo bu leen xeeb benn waxtaan waaw ndax waxuma pour sama bopp waxuma it pour daayira bi kenn ku ne li may wax pour yow la te di nga am fooy yegg foo xam ne bis boo duggee bàmmeel kenn du la laaj Moustarchidine kenn du la laaj Moustapha Sy sa bopp rek lañ lay laaj waaw moo tax rek tabarkal la nañ ciy def yitte rek waaw ndax itam paasewul loolu waaw paasewul loolu moom lay wax ba ci baatu l'art de savoir raconter waaw boobu góor gi waxoon ci traduction boobu l'art de savoir raconter day fekk bala may wax aaye wala hadis wala benn texte bu mu doon danaa joxe scénario bi ba noppi man duma firi damay joxe scénario waaw bu ma joxee scénario bi ba noppi rek nag soog a indi confirmation bi muy aaye bi wala muy hadis bi wala muy leneen waaw mel ni nag ñaar moo am alhimma ak addua himma mooy yitte addua mooy ñaan jàmm bu ne sa digganteeg sa borom ñaar yi rek moo fi dox benn nga am yitte mu yëkkati jox la walla nga ñaan ko mu yëkkati may la mu jara xam nag baatu may ak baatu jox waaw yitte dafa am ay normes ça dépend ci kiy def yitte bi ak quantité yitte bi ak fi muy defee yitte bi lahu himamun waaw kay laa muntahan sax nag li kibaariha waaye wa himmatuhu sughra la wax ajallu min ad-dahri waaw am na koo xam ni la gën a tuuti ci ay yitteem ëpp na jamono mais kooku nitu yàlla yee ko moom parce que yàlla def leen am lum leen may ci boppam il faut faire attention am na koo xam ni benn guddi mu naafile ci ñaari rakka dañuy jël guddi ga mu defee ñaari rakka yéegale ko ci laylatul qadr te laylatul qadri xeyrum min alfi shahr waaw moo tax bul ak sa bopp ci moom waaw léegi rek ñu ngi koy waxtaane léegi ci oto bi ñuy ñëw waaw ma ne yàlla ndeysaan day yërëm di ci ma fekk man leen xoolal dimanche nii tey lii yëngu yépp lii yëngu ndax gàmmu Tiwaawan tey yépp a ngi ni tekk waaw jeex na dem na waaw ba keroog leneen di ñëw man leen te pourtant pour yàlla question de calendrier rek la calendrier bi it ñun ñoo tax mu def ko ni moom bosama ëpp na loolu waaw moo tax bu di fi yitte yàlla xool yitte bi nan la quantité yitte bi tolloo ak yow mi ko def li la conditionné lan la ak contexte bi nga ko defee ci ban contexte la mu soog a xam nag lu muy jëfante ak yow ndax norme yooyu waaw mooy tax nga naan ko malikal mulk tuuti waaw ok tuutil mulk man tasha foofu yaa def yitte dugg nga génn nga def nga sa politique def nga parti def nga lu ne campagne nga yaa xam li ngay wax nit ñi dëgg la walla du dëgg contexte bi le tout yàlla ni ko tuutil mulk man tasha machia bi dafay mesurer ci contexte boobu ak yi jaaju yépp nag soo ko yëkkati jox la mais bokkul ak nga ñaan ko rabbi ghfir li wa hab li mulkan moo tax sax Suleymaan dabaatal ak rabbi ghfir li ndax am na façon ñaan bu nga xam ni
moom en tant que yonent muy ñaanati yàlla nguur xaw na doy waar, c'est gênant. moo tax mu ne rabbi ghfir li wa hab li mulkan. waaw c'est un peu gênant. waaw waaye itam charte aussi ñaan nga la yambaghi li ahadin min ba'di. yàlla mënoon na may yonent bi lu ëpp loolu, waaye moom it ci respecté ñaanu Suleymaan mu ne yàlla duma la ñaan nguur. waaw ndax respecté rek ñaanu Suleymaan, ndax min baadi ja te man maa nga ca min baadi ja pour wax la ñoo ñoog seen honnêteté. waaw waaye fekk na yitte itam xam nga Yuusufu Nabahaani dafa ñoom dañuy faral di wax yu garaaw, ndax dañ ko wax mu ni man ñoom Abu Bakr ni Siddiq ñeewuma leen. ñu ni ko lu tax mu ni dañ ñu ëppale rek jàkkaarloog yonent bi, mais bés bu ñu fu newoon fa ñu nekk jàkkaarloog yonent bi bu ñu deful lu ëpp li ñu def lu ni toll. kooku nag jom lay doon. waaw jomu pas-pas léeg-léeg mu am ñu mu manqué, ni pas-pas bi mu ngi fi mais jom bi dafay yéeg di wàcc. waaw moo tax ñoom ñuy waxe ci boobu façon. waaw looluy tax ci diggante ñaan bi ak yitte bi, gis nga yitte bi moo indi àllama bil qalam. waaw mooy indi àllama bil qalam, mais bu la ko yàlla waxee nga dem toog te yi ñu war a xàmme doo ci sonn, àllama bil qalam du servir. dëgg la wala du dëgg? yitte bi nga war a def pour xam boo ko deful àllama bil qalam du servir, mais bokkul ak nuun wal qalam. wa ma yasturuun kooku ajuwul ci yow, ca boroom rek la aju. ku mu ca yéene dara rek may la ko. moo tax comparaison yi mooy laaj rek di ko dégg. waaw waaw allama bil qalam yëfu boppam la, nuun wal qalam yëfu boppam la. foog nag nga xam bu ci ne lan la ak kañ la. waaw ma wax ñii léegi ci oto bi mel leen Abu Jahl li tax mu siiw mooy Muhammad. c'est très important. Abu Jahl li tax mu siiw mooy Muhammad, ndax ba mu nekkee Abul Hakam simple foofa la doon yem ca milieu ba, waaye ba mu xëyee nekk adversaire ci yonent bi mu jaral ko lu ne, mu tax mu siiw. ma xam ni nag kii contre ku toll noonu tax nga siiw à ce point, boo ko soppee ah wallaay boo ko soppee gëm ko fonk ko mu jaral la lu ne, fan nga mën a yegg. daf lay yóbbaale ci wa rafa'naa laka dikrak. dëgg la wala du dëgg? loolu tax baat bi ñu leen wax ci obélisque bi te mooy baatu almuxlisuuna ala xatar, pureté dangereuse boobu, te ma wax leen ni toujours en face benn légèreté dangereuse mu ngi ci kanam, toujours di ko opposé. waxuma la sax légèreté dangereuse, ñu ngi koy waxtaane ba ci ñoom soxna yu jigéen yi ñu war a bàyyee xel beauté dangereuse. xëy na ñoom ñiy réaliser ay film beauté fatale lañ koy tuddee. waaw ku dem ci taaram ba taar ba faf ko sacrifier mu taar ca ñàkk léppam ci beauté rek. waaw waaye légèreté dangereuse dafa mat di bàyyi xel. waaw
dinaa ci ñëw lu tax ma wax ko waaye toujours nañuy xàmmee ñaar al fitna ak achar maanaa al fitna buñ ko doon firi tey mooy genre mal nécessaire wala mu firi la ma leen waxoon ca Mbàkke mal injustifiable waaw bari na lu ñu la teg mu xaw a nuroog lu bokkul ak sa bëgg-bëgg parce que nit du li mu bëgg rekk moo gën ci moom muy man di yéen kenn ku ne la gën ci moom yàllaa ko xam gannaaw yàlla mag ñu baax ñi yàlla branché ci maqaadir yi c'est très important ngeen di xam loolu aqdaar yi ak maqaadir yi bokkul aqdaar yi mooy bu yàlla décidé ba décidé la muy def ñi nañ ko def mooy aqdaar yi mais maqaadir yi nag balaa yàlla décidé ci maqaadir yooyu lañ koy seete muy wër di wëraat comme bu sol waaw te mag ñi yàlla da leen di may ñu branché wu ci maqaadir yi moo xaw a firi li góor gi waxoon ci wàllu yonent bi na fa yàlla di àddoo jëm ci sabab yi ak dogal yi yonent bi dafa sës noppam mu ne xawma sax ndax dafa sës noppam wala yàlla daf cay topp bëgg-bëggam waaye am na ñu ko donn moo tax toujours léeg-léeg nit dina defe nu nga xam ni fokk boo dul jël sa conscience rekk boo wutul li lay rëcc foofu la lay rëcce waaw ndax danga naan dafa am lu ma xañ te fekk daf lay sauver waaw waaw danay am kuy xam lu bare waaw donc al muxlisuuna ala xatar danger yooyu waaw gis nga li ñoo tuddee doo daan sax doo daan ki ko def yow lay am lu muy éviter et pourtant mën na jur danger pour yow dafay laaj nga di ko xam waaw te pourtant éviter le danger moo tax mu def doo daan bi et pourtant mën na la jural danger waaw moo tax yooyu yëpp dafay laaj ñu di ko xàmmee al fitna ak achar waaw achar mooy le mauvais mal baaxul kenn mënu ko wëlbati ba mu jural la njariñ waaw moo tax sunu boroom dina tudd benn mot de même famille mais fokk nga xam ci ban cadre la koy tudde baatu kufr wa karaha ilaykumul kufr ba noppi wëlbatiw fee ne qul yaa ayyuhal kaafiruun fekk karaha ilaykumul kufr itlaaq la kufr bi itlaaq la waaye qul yaa ayyuhal kaafiruun du itlaaq qayd la parce que ñi nekk kaafir tey yàlla mën na leen dimbale ëllëg ñu génn ca moo tax ku mu mën doon rekk teeyal ndax xamu fu yàlla di mu jég moom ëllëg waaw moo tax deful qul yaa ayyuhal kaafiruun même bu dee xitaabul jam'a it ci qayd la ko dugal lu ko ci itlaaq waaye karaha ilaykumul kufra nag kufru dafa yaatu waaw nit wax sax xol dengi aiguille bi yor affaire yi nga xam ne lamxatul basar sax moo koy defaale
mën na rëcc foofu rek bindal la leneen mu tax da ngay ñaan ba dof ndax risque yi nga mënul contrôler ba mu jeex te koo xam ni lamxatul basar sax mën nañ la ci bindal bàkkaar moo tax da ngay rekk seet di ñaan di seet looy def di baalu ak waxuma la sa digganteeg sa borom waaye sa digganteeg ñi nga am ndax wax naa leen ko ci gàmmu gi yonent bi ko sunu borom waxee wala sawfa yu'tika rabbuka fa tarda mu ni ndax dina am maanaam moom dina dem ba kontaan ba mu jeex yàlla ni ko lu tax mu ni ko fekk maa ngi yëg ni sama benn njaboot des na ca safara ñu di ko mbugal duma bëgg ñu defa ni mbugal gee koy gêné ndekete mbugal gi gêné wu ko li ko yàlla sédd ak yi ko yàlla jox yëpp ak orientation yi naka la ko julli di rëcce ba yegg ci fu tax yàlla dootu ko pardonné looloo ko choqué mais du jëmmi sanction bi ci boppam waaw loolu mooy tax mais dafa am benn journaliste bu ma gis muy commenté ci seen cérémonie yooyu ñuy tudde Ballon d'Or ñi ñu wax ne ay candidat lañu yépp ñu war leen man jox Ballon d'Or bi ñu ngi taxaw ñoom Cristiano Ronaldo ña ca des ak ña ca des mais ma dégg muy def reportage ne ni il y a ceux qui jouent et ceux qui gagnent. Il y a ceux qui marquent et ceux qui créent l'histoire. C'est très important xàmmee yii nii waaw ceux qui jouent et ceux qui gagnent, ceux qui marquent et ceux qui créent l'histoire. am na ñoo xam ni ñoom sol maillot bi dugg ci terrain bi rek même bu dee 5 minutes pour ñoom doy na leen parce que ils jouent et puis c'est tout. mais am na ñoo xam ni bu équipe bi gañewul duñu nelaw en âme et conscience seen lépp lañ cay def pour équipe bi gagner wallaay te bu ñu duggul ci terrain bi it loola nga ca ñoom bi ci des mooy ñi nga xam ni ce qui marque tiitaru ma dugal but bi rek la góor ga doon wax ca Tiwaawoon te Serigne Cheikh di ree ni waaw lii it nag ndax du nattu waaw ka doon wax Serigne Cheikh naan ko bu ma sañoon joueur ba marqué but ba ca équipe ba man lay doon bu ma sañoon ka raw ca course ba man lay doon bu ma sañoon boxeur ba ca kaw ring ba def kawo man lay doon naan man lay doon ñu ne waaw jëm kañ parce que suñu Cheikh baat boobu ma leen nettali tout dernièrement maa ngi ciy waxtaan ak Badafal bii fan yi fa tabarakallah baat boo xam ne bi lay ku ca liggéeyoon lu lay déranger ti doo am mooy vous avez le droit de gagner, laissez-nous le devoir de perdre. Ce qui veut dire que ni gagner ni perdre ne vous intéresse même pas. Il n'y a que le droit et le devoir. Et puis c'est tout. Voilà. Moo tax tout dernièrement dama gis ku interviewé Alain Touraine mu bind benn livre ci wàllu politique en France
mbokk mi di ko laaj nag ni ko échec bi am ci droite bi surtout bi ñu paree seen primaire bi ay ñu de mel ni ñoom Sarkozy ancien président de la République hein, son premier ministre di ko battre ak ku mel ni Juppé Alain Juppé moom itam ñoom ñëpp fiyoon di leen battre nga ñëw ci gauche bi aussi nga gis ku mel ni Hollande mu ni dafay dem du présenté wu parce que xam na ni bu présenté woo ñu dul kenn ñoo koy gañe mais loolu li ko waral lan la mu ni ko parce que ñoom dañuy yëngu ci politique waaye nampuñu politique mu ni ko lu am solo la nag nga yëngu ak nga namp dara bokkul mu ni ko gis nga politique ak idéologie yépp dafay am système ak contenu système bi mën na des mais contenu bi bu jeexee amul réserve mu ne ko muy droite bi muy gauche bi liñ leen mayoon ci contenu ñu war koo doxal ci seen parti contenu bi jeex na te réserve amu ci il faut ñeneen ñooy ñëw ak seen contenu mu ne ko mais ñoom dafa mel ni du ñuy faral di jàng loolu moo tax ngay gis bis bu ne ñu bëgg di fi nekk rek mais ku sa contenu jeex boo bàyyiwul it loola bàyyi la mooy baat bi ma góor gi wax keroog ba may yebal ci course ba ni ma sëñ Babacar sëriñ Mamadou moo ñëw ci moom ni ko di dem ci tant di waxtaanati walla di dem di def burdu ci jàkka yi weesu nga ko nag fi mu ne kon del bàyyi rekk xale yi ñu dem di la ko defal daa nit ku ne dangay xam sa mbir fu mu toll waaw bi ci des itam ñu di leen ñaan ñun sunu diplomatie ak sunu dégg bu ñu dee def dara walla ñuy wax dara mu jëm ci ku mu mën a doon bu mu tax ñépp fecciku teeyal rek ndax kiy def li muy def xam na ko lu tax muti ko def xam na ko mais yow xamuloo te yow amuloo limite aussi te da ngay tey rek waaw da ngay tey rek xam nooy defee moom ngay suivre rek waaw la ñu waxoon ca sëriñ ba ak taalibe ba ñuy dox ba càgg sëriñ ba ni ko diw réer nañu dem ni ko xanaa yow yaa réer man jëwuma fenn ci yow rek laa jëm yow foo jëm rek ma topp ca waxin la dug ndof c'est une façon de parler rek dégg nga mun nañu doon mer sax wax ma ngi naan lu tax may tudd sëñ Cheikh di ko tudde journaliste ak imam Boussiri ma di ko tudde journaliste est-ce que xam nañu lu tax bala ngay baatu journaliste bi du la déranger da ngay xool ci fi ma ko waxee ak li mu concerné lan la bi ci des mooy preuve bi ma est-ce que xam nga lan la ah Xalifa Mbaye ngi nii ñu def sunu guddi yañ daan def foofa la guddi àjjuma yi commencé ñu daan ko moomantee par këru kenn ku ne bu teyee ñu nga këram bu teyee ñu nga kër Ablaye Fall bu teyee ñu nga ci sama kër ja daara ja ba am ci bos boo xam ne ñu jóge këram mbay doon daanoon na fa sax waaw mais ñu jóge kër ga ba ñëw ma rentré ci biir kër gi rek tuuti naka laa gëmm rek ñu yóbbu ma ca Sénat ba ca kaw gis ngeen vitre bi nekk fii cabine bi ñoom Maxtaar di defee seen liggéey vitre bu mel noonu laa taxaw ci gannaaw ñu di ma wan salle bi
mag ñi di dugg ñépp lu weex lañu sol sëñ Babacar ak turki rek la sol ak ay bot ku nekk ak sa numéro matricule sa chaise ba nga war a toog ñuy dugg si di dugg si maa ngi ci gannaaw vitre bi di xool waaye góor gi laa dégg muy def reportage wu daje bi di reporter ba yëf yi jeex ba bi ñuy jóg ñoom di dem mu ni c'était Cheikh Ahmed Tidiane Sy en direct avec vous depuis Raïb bonsoir waaw waaw looloo tax ma sañ ko waaw tuddee ko foofu journaliste ndax foofa ku fa nekk journaliste aayul waaw mais tax na ko nag du ñu wax nii rek fekk dañuy woyafal wala dañuy déedéet lu ñu wax rek contexte bi moo ko laajee noonu waaw nga xam nga bu ma waxoon sëñ Cheikh Tidiane rek ni wax turandoom du rafet waaye événement bi ni mu toll comme Busiri commenté na bu yonent bi te bële ñi fekkee barewul waaw ñi fekkee événement bi barewul moom rek moo ko fekkee donc moo ko commenté moo tax ñu tuddi ko rek ci baatu journalisme noonu waaye ku ne xam ne ëpp na loolu waaw mais tax na ko nag di jéem analyser rek waaw te bañ calculer waaw di analyser te bañ calculer waaw bu ko defee rek ngeen di jàppalante laaj ko mam Cheikh a ngi nii ma ni ko toog leen seen wàll dina ñëw ma ne ko yéen cadet yii ñoom ngeen amal affaire mais chaque chose en son temps waaw da ngeen di bàyyee xel loolu nag préparer seen bopp ci seen mission pour bu loola ñëwee man leen ndax mu ngi ci yoon bi man leen pour le moment mag ñee fi ne waaw bàyyi leen ñu liggéey ci cadre bi ñu tollool yéen ngeen liggéey ci cadre bi ngeen tollul ba keroog waxtu yàlla indi parce que bu jotee kenn mënu ca dara waaw ñun ñi ba ñuy nekk di duggantoo ko génnantoo ko lu ne ñu dugg ci ca daara ja lu ne xew na pourtant lu ne xew na gis nañu n'importe quoi waaye it ñu accroché wu rek def suñu jom façon bu ne nag bu ne gëm li ñu gëm rek ba yàlla def tey loo xam ni c'est incontournable waaw te boobu Moustarchidine ñëwagul bañ cay commencé di rey suñu bopp boobu Moustarchidine ñëwagul boobu mouvement des jeunes de l'association éducative islamique boobu moo am ñi xam nañ ci dara fu ne jaar nañu fa waaw laajal ko Serigne Ndiaye bii am na benn moment bu nga xam ni kër jëmbu sax ñoom ñëwuñu waaw ndax maa leen demandé ni leen ñu dem ndax boobu ñu ngay xëccu affaire présidence su mouvement des jeunes bu fédération bi te Mansour nekk ca candidat te mu wóor ma ni am na ñu def benn bloc pour jéem a bloquer Mansour ma ni ñoom Serigne Ndiaye yéen bàyyi leen liggéey dem leen soutenir ji Mansour keroog góor gi sax jaaxle na lu ne ni mu ne ma waa na Mansour buñ di calculer nañuy def analyse rek waaw di jàppalante di waxante ci wàllu kenn ku ne conseil bi nga am nga jox ko comme ko war a jox te ku ñu ci jox conseil yow itam nga bañ koo calculer mais nga jàpp ni kii kat li ma wax rek dafa bëgg yëf yi baax et puis surtout voilà waaw bu ko defee rek di bàyyante xel di waxalante jàmm ci seen biir li ci des nag du ko jar wax naa leen ko budul benn du ñaar man bu ma doon topp liñ bay wax yëpp ci turu Serigne Cheikh kon jël naa samay bagage daw bu yàgg waaye li ma gëm ba gëm ko mooy Serigne Cheikh amul ku ma ëpp waaw loolu laa gëm man ay affaire xalif général ak leneen ak leen ça ne me dérange pas du tout Serigne Cheikh Tidiane yi ñun ñii ñëpp bu ñu sañoon yàlla tëggaat ko barke Cheikh al Khalifa parce que équilibre monde bi yëpp moom la je ne dis même pas Sénégal ni la famille mais équilibre monde bi fii ñu toll lépp moo ko yenu kon bu naan Sénégal nañ ko sangaat dafa am lu tax ndax yéene jàmm rek waaw te la mu ca daj sonn na am na bis ndeysaan dama ñëw sama adduna yëpp dafa tukki ni ma Moustapha mu ne ma sa góor gi war nga ko wutal garab de
wallaay ndeysaan sa góor gi war nga ko wutal garab de ma di ko incha allahu wari ma góor ga dafa am doom fekk góor ga daan nekk sëriñu daara daan jàngale ba mënatul nag ndeysaan tànk yeeg yooyu mënatul mu jël doom ji muy mujj di jàngale taalibe yi waaye xale bi bu jàngalee ba noppi commencé di léebal xale yi te léeg-léeg ci biir léeb bi moo am yu muy laalaale pa nekk baa ngi déglu rek ba benn bis nag nekk affaire bi daf ko choqué mu génne ne xale bi bàyyil yi woon nga di ko delloo si waaw ba noppi xale bi ni ko bàyyi ma mu ne ko waxal sunu borom mu génn tabat ya daay ci alxuraan góor gi ni tekk nag affaire bi jaxam mu ne ko kay comme bëggatoo man ma tudd yi kon waxal sunu borom mu génne tabat ya daay ci alxuraan génne qul yaa ayyuhal kaafiruuna ci alxuraan génne alam tara kayfa fa'ala rabbuka ci alxuraan mu ne ko te buy génne rek kaamil bi dootul nekk kaamil xoolal loolu góor gi ni tekk nag ndiki moom seetluwul woon yooyu yëpp te xale bi seetlu na ko waaw mu ni gone yii waaye tabarkalla sant yàlla nag sant yàlla bu ko defee moo tax keroog bi ma toggee maam Cheikh indil ma livre bi mu njëkk a bind man ko c'est très bien man ko parce que man sama premier livre à l'âge de 13 ans laa ko bind waaw ñoom Khalifa Mbaye ñii ñu cay discuter waaw ci étude comparative entre science coranique et science moderne waaw ñu cay waxtaan yu doy waar waaw tax na mu ngi tudde livre bi aller retour waaw fa tabarakallah waaw wax la fa tabarakallahu nit moom la nga war a sonn boo ko sonnee rek fitna dafa am borom waaw bokkul ak charr waaw bu ko defee kenn ku nekk rek nga ñeme yëf yi ña ngi ko bokkal itam rek nga duggante ngir yàlla ak yonent bi pas-pas bi nekk pas-pasu xaqiqa rek waaw jàppalante tout le reste nag amul solo waaw bu ko defee kon nag